mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dalee nag jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li fi gën a fës doore kook jàngoro yi Covid 19 tey jii leen tolloog fanweer ak ñeent ñoo amee jàngoro ji benn ci ñoom ñàkk seen bakkan daañu dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye Forum sur l'emploi des jeunes JADI mouvement bi la daal di koy initié ci teewaayu Yankhoba Diattara mi dikkaat ci ndaw ñi ni ñu war a taxawee jamono ji ak yaakaar gi ñu war a am ci xëyug ndaw ñi ci kàddu googee Yankhoba Diattara daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi journée de reboisement foofee ca lycée technique bu diwaanu Thiès ak mouvement Thiès ca kanam àndoon ak club environnemental bi foofee ñu daal di jëmbat garab bokk nag ci li suqali suñu ko àllom loole daa ngeen ci ànd ak Gora Seck ci biir xibaar yi lu ni mel daañu dem foofee ca Noto Guy Jama wax nag ci inauguration route PUDC axe Noto Kër Malal ci teewaayu kookee di Maguette Ndiaye di jaraafu gox boobee daal dinay rafetlu taxawaay bi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy am foofee ca commune am mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biir réew mi xibaar yi ñeel biti réew li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yile xibaar tey jilee altine yem ak fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum ñaari junni ñaar fukk ak benn asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponku xibaar yi wax nag ci jàngoro yi Covid 19 tolluwaay bi tey jilee fanweer ak ñeent ñoo amee jàngoro ji kenn si ñoom ñàkk seen bakkan ñu dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi test yi ñu def. fanweer ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am na ci ñaar fukk ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom yu tëddee nii ñaar ci Médina Nord Foire ak Plateau benn ci Diamniadio Dieuppeul Fass Guédiawaye HLM Liberté 6 Ouakam Scat Urbam ak Yoff ci région yi am na ci juróom-ñett yu tëddee nii ñaar ci Tamba ak Vélingara benn ci Bounkiling Kolda Mbacké ak Thiès ñeent fukk ak benn si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation benn malade moo ñàkk bakkanam bu su démb dibéer fukki fan ak benn ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu ngoog ñu bàyyeekoo foofee ca makkaanu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dellusi ci diwaanu Thiès wax nag ci forum de l'emploi ak mouvement JADI bi ko daal di initié Yankhoba Diattara jëwriñ ji ñu dénk lu jëm ci wàllu télécommunication que numérique daal dina koy rafetlu la mu ca dolli mu di yaakaar gi ndaw ñi war a am ci wàllu xëy ndax kii di njiitu réew mi président Macky Sall door na lu am solo jëmale ko ci ndaw ñi ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Adiba. maintenant il faut ñu organiser wu 65 000 emplois yooyu 65 000 emplois yooyu ak 80 milliards yi nga xam ni moom la ñuy dugal dans l'entrepreneuriat ngeen xam ni ñun waa Thiès il faut ñu organiser wu ngeen may ma rek ma ni yéen waa Thiès war ngeen xam ni fu ñu nekk yéen lañ fa nekkal 65 000 emplois yooyu ak 80 milliards yi nga xam ni président nee na nañ ko dugal dans l'entrepreneuriat dinañ def en sorte que Thiès mooy na ci kanam dama ni ku def lu rëy am lu rëy te Thiès moo def lu rëy ndax tey kenn lu leen wax bi Sénégal yëngoo mani leen may leen ma mani bi Sénégal yëngoo ku ne di wane boppam ku ne di wane sa naqar wala sa inquiétude waa Thiès dañoo am seen dal waa Thiès dañoo am confiance ci président de la République ak ci président de la République moo tax kenn yënguwul Thiès
moom la ma président dégg waa Thiès na seen xel dal ndax ci numérique bi président de la république depuis bi mu ñëwee ci bopp nguur gi président Macky Sall investir na ci plus de 200 milliards plus de 200 milliards. mu ngoog mu nekkoon Yankhoba Diattara ministre de l'économie numérique et des télécommunications ñu dellu wax ci leneen mu soxal wàllu àllom gi ak journée de reboisement bi nga xam ne daal dinañ koy amal foofee ca lycée technique bu diwaanu Thiès ci teewaay nag mouvement Thiès ci kanam mi daal di andi nag contribution am ci jëmbat garab yooyee lu ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci kii di Mandoumbe Cissé mi ko daal di rafetlu également taxawaay bi nga xam ne mouvement Thiès ci kanam am na ko ci journée de reboisement boobee ay kàddoom Mamadou Ndione la ko dénk ñu teewlu ko. Prestige fi ma jaar ak Prestige Thiès ñee naa na ñi fa jaar ak moom bariwuñu ça je le dis je peux le dire devant les caméras Pape Doumbia c'est mon jeune frère lii ba mu amee moom laa njëkk a sollicité en discuter ci aussi ak administration bi ñu ne dañuy jël Pape Doumbia def ko parrain ak IA inspecteur d'académie lañ jël teg ko jël ne Pape Doumbia dañ ko def parrain ma waxtu ko su ma ko woon téléphone sax ça m'aurait suffi mais xale yi dem nañ fa waxtaan na ak moom effectivement mu ne ma dina leen jàppale du ma mosuma douter ci moom je n'ai jamais douté de Pape Doumbia et li may wax rek mooy nañ ko ñaanal aussi parce que il n'est pas dit que nit ki alal dafa neex soo amee sa alal boo neexee ñu bari ñu ngi ko yemale seen bopp mais wax dëgg yàlla ku wax ak yàlla rek xam ni Pape Doumbia amal na njëriñ Thiès Nord amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ dëkk bi ndax quand même du matin au soir mi ngi jàppale nit ñi mi ngi dimbale nit ñi mi ngi taxaw nit ñi ci li ko yàlla dénk donc dañ koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla ci mission bi mu ne yàlla jàppale ko ci ba li mu mën tey mu gën ko mën yéen chers élèves ay xale ngeen war nañ leen jàppale aussi je vous le dis ici bu leen waree jàppale boo leen ko waxee dina leen jàppale parce que da ngeen nekk ci jàng da ngeen bëgg ku leen jàppale xam naa ko bu baax tey jii loo leen soxla woon ci lycée bi dem na ko li leen fi soxla bu leen ci mën a jàppale na leen ci jàppale donc c'est un homme à encourager à féliciter donc l'administration également Pape Doumbia au nom du proviseur au nom du lycée ñu ngi koy sant di ko gërëm. mu ngoog ñu desandi ca journée de reboisement boobee ak mouvement Thiès ca kanam ba nga xam ne rek daal dinañ fay jimbat ay garab lu nu mel nag bu ñu sukkandikoo ci Gora Seck mu daal di koy rafetlu jàpp ne également taxawaay bi nga xam ne mouvement bi am na ko rawatina lu jëm ci wàllu reboisement ak suqali li nga xam ne moo di àllom gi loolee bokk na ci pàcc bu am solo boo xam ne daal dinañ koy sumb seeni ko programme moom Gora Seck ay kàddoom Mamadou Ndione la ko dénk ñu teewlu ko. président Pape Doumbia nag mook lycée technique du tey. la preuve bari na xale yoo xamante ni tey parrainé nañ leen fii ñu ngi ci lycée bi au nom du président de Thiès ca kanam et au nom du groupe Prestige président Pape Doumbia di koo xamante ni nag ku fonk askanu Thiès la koo xamante ni Thiès dañ ko war a gestu parce que dafa defar dëkk bi parce que dafa créer ay emploi parce que dafa defal formation xale yi parce que tout ce qui est relatif à l'enseignement et à l'éducation daf ko soxal la preuve tey il a créé je dirais même on tend vers un groupe scolaire tey am nañ préscolaire am nañ scolaire yaay Fanta et incha allah collège baa ngi ñëw lycée baa ngi ñëw di fàttaliwaat nag ni xale yi jàng rek moo am solo xam-xam rek moo am solo te am réew xam-xam moo koy tabax jeunes yi nag ñooy suñu yaakaaru ëllëg lépp lu ñu def ci environnement parce que tey on parle aujourd'hui de l'inquiétude de la planète donc tey lépp lu jëm ci environnement dafa am solo et encore une fois de plus ñoo ngi encourager waat les organisateurs di rafetluwaat bis bi di wax au nom du président Pape Doumbia vous avez toutes nos félicitations et tous nos encouragements. mu ngoog ñu bàyyee ko foofee ca lycée technique bu diwaanu Thiès wutali foofee ca commune bu Notto Gouye Diama ak jaraafu gox bee booy di Maguette Ndiaye ma daal di nag dellusiwaat ci inauguration route PUDC bi nga xam ne daal dinañ koy def foofee ci axe su Notto ak Kër Malal lu ni mel nag mu daal di koy rafet lu jàpp ne dina yombal dellu dem beeg dikk bi rawatina ci transport jëm ci wàllu marchandise ay kàddoom ñu teewlu ko.
bu njëkk pour nga ñëw fi da nga daan def ay waxtu yu bari suuf la woon mais ci PUDC bi président boole programme Kër Malal Kër Omar bërëb ba ab Sow ak bërëb Diawo ñii nag seen piste moom daanaka pare na moo taxoon tey jii ñu doxantu woon ñëw seet si leen mais gis nañ daal vraiment ñoom kontaan nañu te rafetlu nañ tamit liggéey bi nga xam ne moom la fi président Macky Sall def jaarale ko ci programme bi ñuy wax PUDC. impact bi vraiment population yi wax nañ ko ak tali bi dafa yombal bagage bi génn ndax bu njëkk da nga daan def bagage fii teg ko ci kaw tali bi di toog ci yoon bi di xaar saret wala ngay xaar oto du fi mën a ñëw mais léegi nit ñi nga xam ne ñoo dëkkee Kër Omar ak Kër Malal suñuy ñibbi léegi kalandoo la ñuy jël ñenn ñi jël R21 seen mbokk yi jóge ci yeneen communes yi lu mel ni Thiep wala Léona wala Kayar bu ñu dikkee bu fi xew amee dañuy jël oto ba ñëw bu ci biir dëkk bi kon tey impact tali bi vraiment kenn mënu koo mesurer xanaa di sant rek vraiment parce que lu mel nii la ñuy xaar ci li état central. diggante Noto Kër Malal Kër Omar 5 kilomètres la mais diggante bërëb Sow ci beneen axe bi 13 kilomètres la kon vraiment ñu ngi rafetlu visite bi tey kontaan nañu trop di wane nag di sunu fiddali ak sunu jàpp ci ginnaaw le président Macky Sall mi nga xam ne si ni moo nu yombalal lii. mu ngoog mbokk yi ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi soxna Fatou Fall moo ñu koy jukkil. ñu doore xibaaru biir réew mi ak nakar ba am ca l'université Cheikh Anta Diop bu Dakaaru la ko waral mooy étudiant bi di Ousseynou Diémé mu amoon ay gaañu yu metti ci xeex ba doxoon ci diggante waa Kekendo yi ak Ndefleng yi moo mujjee génn àdduna ci dibéer gi ca l'hôpital principal bu Dakar. ñu fàttali leen ni rek Ndefleng ak Kekendo yi wéeroon nañu arme bi yépp gannaaw intervention kilifa universitaire ya ñu teg ci njiital conseil économique social et environnemental bi di Idrissa Seck gannaaw réunion ba ñu amaloon daal dinañu si génne ñaari rapport bu njëkk bi jëm ci mbirum emploi ak immigration beneen bi jëm ci mbirum inondation yi ak assainissement yi la waral li ni mel nag moo di fexe ba jëmal kanam dundinu sénégalais yi. ñu jeexale xibaaru biir réew mi ak soxna Aïda Diallo may waaj bu baax cérémonie cant boobee di am chaque le 17 avril lu tolloog ñaari junni nag la yeewu ci biir këram ngir mën koo séddale ci biir réew mi yépp waaye nag ak mbas mi di coronavirus soxna Aïda Diallo mu ngay woo taalibe yi ngir ñu mën koo cantee ci seeni kër. mu ngoog ñu sant ko gërëm ko moom soxna Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi ñu wax nag lu soxal wàllu wër-gi-yaram ak li nga xam ne rek moo di weeru koor wi ñu dëgmal anam ba nga xam ne kenn ku nekk noonee la ko war a taxawoo lu jëm ci wàllu wër-gi-yaram ñu ànd seek Roqaya Ndeng. mbokk yi ñu leen di gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun tey ji ñu indil leen lii di weeru koor ak ki nga xamante ni dafa amee diabète mu mel ni am na ay règles yu ñu tëral ngir wax ne kii kat mënul bokk ci ñiy woor loolee sax leer na ci li nga xamante ni moo di alxuraan bu ñu demee ci sourate 2 verset 183 ñi ngi ciy wax ni bu fekkente ni ki nga xamante ni dafay woor daf ko boole ak wér-gu-yaram boo nga xamante ni am na ay jafe-jafe foofee bu fekkente ni doomu aadama bi dafa feebar ba docteur digal ko mu bañ a woor islam da koy nangul mel ni imam yi également am nañ bu baax a baax loolu di règle yooyu ndax it bokk na ci li nga xamante ne dafay indi loraange kii di doomu aadama bi sourate 2 verset 185 ñuy wax ni suñu borom dafay yombalal lépp loo nga xamante ni moo di jullit bi doxalinam rawatina nag loo nga xamante ne waru ko indil jafe-jafe le ramadan contre-indiqué ñi nga xamante ne dañ leen di tere ñu woor ci weeru koor gi bokk na ci ndaw yi nga xamante ne jàpp nañ ne day metti ci ñoom lool ndax it seen yaram amul benn doole ak it ñi nga xamante ni dañoo màgget ba mu ëpp ñooñee bu ñu moytuwul ndox day manqué ci seen biir
wér-gu-yaram rawatina bu ñu tollee ci tàngaay comme fi ñu toll nii waaye it ñi nga xamante ni moo di jigéen yi seen yaram neexul rawatina ñi nga xamante ni dañoo wannu lor mu mel ni ñooñu yi tamit boole nañ leen ci liste boobee ak it ki nga xamante ne dafa amee diabète waaye nag diabète bi bokk ak luñ ko war a piqûre bi ñuy tuddee insuline dépendant mu mel ni dañ ne foofu itamit kooku war na def attention ñu ne ñi nga xamante ne dañoo am ay complications diabète ñoom it tamit jotuñu ko contrôler lu ci mel ni complication neurologique ak complication yi jëm ci wàllu xol bi ñooñu tamit tere nañ leen ñu woor ak it képp ko nga xamante ne rek am na maladie yoo nga xamante ni dafa dëkk ak seen yaram wala ñoo am ay infection yoo xam ne bokk na ci wàllu wu ni mel mbokk yi leeral lañ leen indiloon ci wàllu diabète ak weeru koor di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen feebar. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biti réew wax nag ci élection tabb njiitu réew foofee ca Djibouti kii di Ismaïla Omar Guelleh daanaka résultat provisoire yi moom la ñu jox gën. ñu dooree xibaar yi ñeel biti réew wax nag ci tabb njiitu réew foofee ca Djibouti ajjuma bi ñu génn yemook juróom-ñeenti fan ci weeru avril daanaka ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñett yu toftalu lëf kii di Ismaïla Omar Guelleh moom la ñu daal di sandil xob foofee nag ca diwaanu Djibouti ñuy fàttali ne également moom moomay di Ismaïla Omar Guelleh mu ngi nekk ca bopp réew ma daanaka boobu léegi mu toll ci ñaar fukki at ak ñaar. ñu wax ci leneen ba tey mu soxal wàllu élection présidentielle foofee ca Tchad ni ki dimanche bi ñu génn yemook fukki fan ak benn ci weeru avril la ñu doon amal nag seeni vote ngir tabb seenu ko njiitu réew foofee ca diwaanu Tchad kii di maréchal président Idriss Déby daanaka lu tollook fanweeri at boobu ba léegi mu nekk nag ca bopp réew bu Tchad li nag fas yéene nekk juróom-benneelu mandaam ginnaaw ba mu ko daal di gagné. boobe ba léegi toll ci fanweeri at ñu fàttali nag mu ngi fas yéene jàkkaarloog ak juróomi candidat. ñu jeexale xibaari ñeel bitim réew wax nag ci république islamique bu Iran mi daal di nag tuumal altine bi ñu génn yemook fukki fan ak ñaar ci weeru avril lii di Israël ne rek ñoo nekk ci ginnaaw benn attaque bu ñu amal foofee ca benn usine uranium foofee ca Natan attaque bi la nag daanaka daal dinay endommagé ay jumtuwaay yu am solo loole sax tax na lii di république islamique bu Iran dafa fas yéene rek vengé wu. jàmm seen xibaaru tàggat yaram Ser Belouizdad bu Algérie ginnaaw ba mu amee ndam bu yaatu ci ndajewu Mamelodi Sundowns ci Afrique du Sud moom nag qualifié na jamono ji ci quart de finale yu Ligue des Champions ci Ligue des Champions yi club congolais yi nag di TP Mazembe ak AS Vita Club ñoom nag daal nañ leen éliminé ñu jeexal tàkk ci wàllug phase yu groupe yi nga xamante ne rek amoon nañ ci ku nekk benn ndam Zamalek nag moom finaliste édition ba la ñu weesu moom itamit toog na donte am na ab victoire boo nga xamante ne amoon na ko bi muy jàkkaarloo ak réewu Sénégal ginnaaw ba mu doon jàkkaarloo ak FC Tëngéej bi nekk fii ci réewu Sénégal amoon ci ndam gu toll ci 4 but ci benn. Orea AC bu Guinée nag moom du bokk ci quart de finale yu Ligue des champions africaines yi champion bu Guinée bi xajal na sud-africain yi di Kaizer Chiefs. Coupe de la CAF la ñuy daal di waxtaane Jaraaf bu Ndakaaru tey ci altine ji war na daje ak Sanitas FC bu Burkina Faso moom nag jotoon na ko daan dimanche bi ñu weesu 2 bal ci dara fii ci Thiès ci lu soxaloon ñetteelu ayu bés bu soxal wàllu groupe C bu phase pour Coupe de la CAF ñu jeexalee ak combat Eumeu Sène Balla Gaye 2 bi ñu waroon amal ci weeru août ba ñu jëm mu mel ni fi mu ne nii mën nañ ne
tàbbi na ci ndox ndax it kii di promoteur Gaston Mbengue mer na lool ndax nee na d'accordul dara ci li nga xamante ne Eumeu Sène xaatim na ko bëgg ko ci wàllu luñ koy fay ci combat boobee ndax it nee na moom Gaston Mbengue du d'accord benn yoon ñu koy teg charge bu ni mel lu toll ci 150 millions moom la Eumeu Sène di laaj ngir mën a jàkkaarloo ak Balla Gaye 2 li lañ fi jàppoon ci seeni xibaaru tàggat yaram. li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yële xibaar ñu ànd seek Roqaya Mbeng. dal leen ak jàmm ñu dooree xibaar yi ak 35 milliards de francs CFA yu ñu jagleel wàllug mairie yi ngir nag ñu mën a defaraat yeesalaat seen dëkkuwaay mu mel ni ci page 14 bu journal bi ña ngi fa yëgle ne kat état bu Sénégal jox na collectivité territoriale yi enveloppe bu duun ngir nag ñu mën a def seen liggéey ci na mu waree loolee sax tax nañu ni am na benn programme boo xamante ne dañ ko jagleel wàllu tabaxaat lii di hôtel de ville yu Sénégal yi kuku dellu si nañu mu mel ni Adji Sarr ma ngay yëglu waaw ci biir l'observateur ca page 4 ba ña ngi ciy yëgle ne am na séquence bu yees ci téléfilm bi nga xamante ne waa Kéemaan production ñoo ko def waaw téléfilm la du réalité ndax nag ci biir toile bi ñu ngi ci wax ne kat am na benn jigéen boo nga xamante ne moom la ñuy joué loo ab rôle mu mel ni moom dafa wax ci waxu massage loolee tax internet yëpp daal di jóg daal di intéressé wu lool ci téléfilm bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee ci Adji Sarr moomee nag ña ngi cey wane ne kat am na benn plainte bu yees boo xamante ne jébbal nañ ko kii di procureur de la République. ñu des ak l'observateur moom mi dikkaat ci jàmmarloo yi amoon ci jamono yi la ñu wees ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar di xam ne kat am na ab bataille rangée boo nga xamante ne moo amoon diggante Kekendo ak Ndefleng ba tax na ci page 8 bu journal bi dellu si na ci ay mbir yu doy waar ci génnuk àdduna kii di Ismaël Diémé di étudiant boobee nga xamante ne moom la ñu gaañoon ci jàmmarloo yi bi ñuy am mu mel ne am na koo nga xamante ne kat moom la ñu joxoñu baaraamu tuuma moom nag ngi wuyoo ci turu Andiaye. ñu daal di des ak xibaar yu naqari yi daal di des ak l'observateur mi ñuy xamal ni rek gone gi nga xamante ni moo am ñeenti at mu doon gone gu jigéen dëkkoon ci Kër Matar moom nag dañ ko daal di faat ginnaaw bañ ko yónnee woon rek mu amoon lu mu war a doxi ñu fekk ko rek ci benn foos ginnaaw bañ toogee ñetti fan yoo nga xamante ne teguñu ko bët waaye dañ ko fekk nag ñu rendi ko rendi bu ñaaw Ndey Faatu Njaay la doon wuyoo moom nag ginnaaw bañ toogee ñetti fan yooyu gisuñu ko daal ci lañ njott ne am na lu ko dal ñu fekk ko ci biir foos bi moo Talla Njaay mi nga xamante ni moo di bàyyi gune gi moom nag ma ngay dund ca réewu Italie niki fukki at ak juróom moom nag nee na jabaram jooje nga xamante ne moo juróon Ndey Faatu Njaay toogoon na ñetti avortement yoo nga xamante ne mënul woon am doom ju taxaw ba nii mu amee doom ji nga xamante ne am na ñeenti at kon kooku moo doon seen yaakaar ginnaaw bañ ko faatee mu mel ni nag lii nga xamante ne moom lay dund jamono ji ma ngi koy xam ne cauchemar rek maanaam gént gu ñaaw la ko mën a tuddee ndax rendi gi ñu rendi doomam doy na waar te doomam joojee gëjoon na koo gis ni ki at ba la ñu weesu ndeysaan. Le quotidien moom nag dafa yëkkati kàddu jox ko kii di Khalifa Sall moom nag mi ngi xamle moom njiitu taxawu Sénégal ne kat fichier électoral bu 2019 mën nañ ne kat jaarul woon yoon kon nag élection yi nga xamante ne moom la ñu war a jublu mën nañ koo def rek ci décembre 2021 bàkk daal moom la ñu war a mën a tuddee li nga xamante ne moom mooy xew ci arène politique bi waaw ci Grand Théâtre la nga xamante ne moo di ndaje ma fa amoon de nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko doon def kii di Moustapha Niass yëkkati na ay kàddu nee na man de mbir mi dafa féetee boor ba noppi mën naa ne gañe nañu fi mu ne nii kay xanaa leneen la ñuy wax maanaam beneen combat buy ñëw naka lañ koy taxawalee nga ni waaw man kat damay dëggal ne lii moom gañe nañ ko ba noppi Aminata Mbengue Ndiaye ne ko ma ne la dëgg la Benno Bokk Yaakaar moom fi mu ne nii mën nañ ne ñoom ñoo gàddu ndam li ñoom ñoo gàddu doole ji ñoom daal lu ñu wax moom mooy nekk kon nag bu dee rek ci wàññi mën nañ ne Benno Bokk Yaakaar taxaw na taxawaayu buur ba noppi kon loolu moom jarul ay werante nga ni waaw bon ñu daal di jàll nag ci li nga xamante ni moo di Les Échos ñoom nag tey ci suba ñu nga def seen titre bu rëy daal ne ginnaaw ba nga xamante ne nag kii jiitee écurie Tay Shinger moom dafa taxaw jamono ji fas yéene laajte ay koppar yu bari kii di Gaston Mbengue am na fullay ne fi mu ne nii sax nag waa li gën a leer mooy Balla Gaye 2 Eumeu Sène amatul man fi mu ne nii maa bàyyi boobu combat yaa juum wala maa juum Gaston daal ne dama ni man maa bàyyi combat boobu
tëggatuma ko waa déedéet du ma nangu ñu may yokkal naan ma lii ngay fay ak lii ngay fay du ma ko nangu du ma ko def à c'est arrivé là-bas. waaw ñu daal di jeexal ak journal bi di record moom nag tey jii mi ngi dëkk ci wàllu Liga bi nee na Atlético am na 67 poñ Real am na 66 poñ Barça am 65 poñ waaw bataille daal lañ ko mën a tuddee ci ñetti équipe yooyu ndax fi mu nekk nii doy na waar. Coupe CAF bi nag FC Salitas ak Jaraaf buñ ko suwee 16h dinañ leen jox li nga xamante ne rek moo di résultats yi ni ki ëllëg ñii di Médinois yi ñoom itamit fi mu ne nii faaw ñu taxawaay bu dëgër waaye nag ki nga xamante ni moo di Teungueth FC fi mu ne nii daal dinay jeexal tàkk ci wàllu C1 yi. Ligue 1 bi nag 13e journée aller bi AS Douane jël na nag ndam li ci kanamu Teungueth FC beach soccer championnat final yëmbal nag daal dinay déroulé bu baax a baax jàkkaarloom ak Lille di leen ñaanal kenn lu jàmm. mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.